jërë ngeen jëf mbokk yi tey ñu ngi fii nii ci Saly Escale gis ngeen image yi fii ci devanture mairie bu Saly Escale la tey li ñi xam ne ñoo ànd ak Makhary Mbaye nekk ay militant am nekk tim ay sympathisant am wootu fi woon moom mu ñëw teew ñu ne ko dañoo bëgg nga nekk suñu candidat ci loolu le maire Makhary Mbaye profité na ci occasion boobu noonu defaale benn bilan boo xam ne ci mandat bi xam ne joxoon nañ ko mais tim bi mu paree réaffirmé na moom mii par na pour nekk seen candidat parce que du leen ko bañal pour jiiteaat dëkk commune bii nii di Saly Escale ci loolu nag ci bilan ba dafa wax na ci lu am solo ci côté santé ci côté éducation ci côté social lépp lu xam ne maire bi def na ko fa rek wax na ko fa askan bi tim tàcc ko ne ko loolu doy nañu kon dañuy fexe joxaal la suñu dëkk kanaa rek ñi bàyyi leen ak li xam ne tata nañ fa ay kaddu yu ko dalee ci ñi xam ne ñoo jël kaddu ci mouvement yi fa nekkoon muy jeunes yi femmes yi ak chefs de village yi ñoom ñëpp ñu ne daal seen candidat ci élection yi ñu jëm di 23 janvier Makhary Mbaye lay nekk. waaw kon ñi bàyyi leen rek ngeen te teelu ñi xam ne tàllal nañ seen micro wala jël nañ kaddu foofu ca ndaje ma ne Makhary Mbaye mooy ne war a nekk seen maire te par nañ pour investir ko foofu noonu ca Saly Escale. ñun borom dëkk yi de pas-pas bi ñu xam mooy benn. Alaaji Makhary Mbaye lañ xam moom lañ bëgg moom lañ man moom rek la ñuy àndal waaw Alaaji Makhary Mbaye lañ bëgg moom lañ àndal tey ak suba Alaaji Makhary Mbaye kuy wax ay njëriñam yépp su fekkee ngay wax sa diggante ak yàlla du jeex fii ak suba fu nit tollu yaag moom yéen a nga fa toll boo xamee lu naqari mu ngi taxaw boo xamee lu neex mu ngi taxaw foo toll yaag moom a fa toll lim def fii ci lu baax yëpp ku ko doon wax fii ak suba du jeex ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal lii ni mu ko bëggee yal na ko yàlla defalee. sama mbokk jigéen yi tey wax rek la waaye jëf bi mooy élection yi bu bés bi jotee ñun yëpp ñu jël suñ carte jox ko Makhary Mbaye ndax moo ko mérite nit nag su mérité dara bala ngay jox keneen. jokko parce que moom xam na soxla jigéen yi xam na soxla ndaw yi xam na soxla xale yi te dafa yemale aussi ku yemale nag suy ut ñëpp war nañ koo jàppale. ndaxte depuis bu mu jógee ñoo xandoon ak moom man bi nga xam ne xanduma on ak moom li ma defal booba xanduñ kenn xamul ko loolu laa xam ne maa kadi kenn melul ni moom ci Saly moom ci Saly moom fii kenn ndaxte man hande naa ak politique man depuis ma kala ni maa ngi hande ak politique ba ma sonna waaye li ma defal kenn mosalul ma ko defal li ma sonna ci politique mosuma ko sonna ci ki waaye li ma defal kenn defalul ma ko maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm te bépp ki nga xam ne Paul yaa ngi koy dégg Paul nga maa nga ñaan nga jàppale Makhary te li mooy jàppale nit ñi kenn xamul ko dangay wax ba suba rek fii ba suba duñ mënuñ ko jeexal léegi nag bépp bi nga xam ne Paul nga nañ jàppale Makhary ñu mandat gannaaw bu ganam beneen mandat ñu jàppale ko ci ñu dimbale Saly dimbale réew mi dimbale bépp jullit. lim ñu defal dafa bëri benn dangay ne ci coono mu ñëw xettali la dangay ne ci safaan mu ñëw taxaw ca dangay bëgg dara mu ñëw defal la ko. seetlu neex ci yow mu de la ko defal seetlu métti ci yow mu de la ko defal. min noon dama point de vue mi ala fof hankkadi ko mbawmi haalde so wona weltanade mo e ko fottonto ko yo artu hay juuɗe makko ya barki salatul fatiha. bés bi bés la boo xam ne moom itam bés la ci bés yi ndax ñun réeréewuñ ne tey borom dëkk mboolem kuy borom dëkk tey yaa ngi fii ci goxu Saly bi fan yee ñu génne matul sax semaine. gis nañ teranga bi ñu defal kon bu amagul semaine sax maire woo ñu fii ne ñu dama bëgg ma ñëw waxtaan ak yéen xamal leen ne sama mandat jeex na maa ngi duggaat ci beneen mandat kooku ñun dañ ciy sawar bu baax a baax a baax a baax mboolem ku ñu déggal borom dëkk nag du politique waaye nag bu la defalee teranga mu defal ko sa waa dëkk. mu delluwaat ci dëkk ba di leen ñaan dimbal bu ngeen goree war ngeen ko mën a jàppale. asalaamaaleykum yéen waa Saly maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak sant jiital nuyoo bi ci borom dëkk teg ci imam di nuyoo képp koo xamante ni yaa ngi fi teew di nuyu presse bi nga xamante ni bàyyi neen seen yitte tamit ñëw pour couvrir ñi suñu événement bi
ndax nit amul lu dul bésam kon képp ku ñëw pour jëmmal bés bi amal na la ngërëm kon ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp kenn ku nekk seen tur et seen tur di leen baalu àq ci naaj bi tàng bi tamit. maa ngi présenté maa ngi tudd Serigne Mor Sy di président zone 5A bu Saly Escale dëkk fii ci Saly Escale nag di ko ndamoo bu baax a baax. en fait lu dagale nit ñi tey lenn rek la lu ndaw la mooy Makhady Mbaye dañ ko fi tegoon depuis 2014 mu nekkoon fi di liggéey am équipe bu mu doon liggéeyal ba tey ñu toll ci veille élection mu taxaw bëgg a daganaat baatu commune Saly moo taxoon ñu ne woon dina ci baax nag nga taxaw limal ñu tuuti ci li nga xamante ni moom nga def ndax lépp xaju fi ndax jot amul mais dina am lenn lu ma tënk ngeen wax lu dul dëgg ngeen yëkkati loo xam ne ñu commencé sur le secteur dans le secteur de la santé Makhady construire na fi 3 postes de santé et plus équipement ku ko weddi Sine Matar ku ko tomaa ko dul construction et équipement de 3 salles de classe acquisition d'ambulances construction de murs de clôture Xosnaan construction logement sage-femme construction équipement 29 salles de classe construction de 2 blocs administratifs 2 blocs d'hygiène réparation 2 salles de classe construction de 4 murs de clôture d'école construction et équipement de 4 nouveaux forages réhabilitation et équipement de 3 forages. Qui dit mieux Makhady def na addition ci 40 villages ñeent fukki dëkk ñi naan ndox moom moo fa yóbbu ndox mi ngi koy naan tabax na fi ñaari forage maraîcher aménagement de 6 périmètres maraîchers ay tool yoo xamante dañ ko fi bay construction d'une digue de retenue foofu Koumbidia Socé la nekk construction de 3 diguettes d'un barrage anti-sel de 4 magasins de stockage de 4 abreuvoirs d'un parc de vaccination d'un passage entre 2 femmes et bénéficiaires. Qui dit mieux kan moo fi def lu ko ëpp kon loolu bokk na ci yenn ay yoo xamante ni ñu ngi leen koy citer ci li nga xamante ni moom Makhady Mbaye def na ko fi construction tabax na fi tamit benn piste de production mooy bi jógee Koungheul jëm fële implantation def na fi tamit 2 émetteurs de téléphonie mobile ak acquisition 14 moulins à 1000 fukki machine wal ak ñeent séddale na ko fi buñ demee ci wàllu énergie tey fi may wax ak yow nii commune Saly mu ngi ci 39 villages électrifiés te bi mu fiy ñëw benn village amu fi woon électricité 0 électrification moo fi nekkoon. buñ demee ci wàllu sécurité tey tabax nañ benn poste de police à Makouguy te loolu ci nganam la ñëwee kon gis nga yenn ay réalisation yoo xamante ni mënuñ ko woon ñàkk a cité benn bu ci ne am na détail am na coût mais xëy na jot gi moo fi mayewul toogaay bi dafa yàgg xaaraay bi dafa yàgg loolu moo tax ay yenn la yoo xamante ni dañu woon dinañ ko cité wax ko ci kanam mbooloo bi ñëpp dégg ko parce que ragaluñ def bilan fu ñëwoo dinañ ko def ndax wax nag weer 0 ngay fayeeku ñun jëf la ñuy def amuñ jotu wax di fayantu wax rek lañ jëf rek la ñuy def bu soobee yàlla. waa Saly yow mën noonu lañ mën a gis. pour investir nag ci élection locale yi ñu jëm. la ngeen ci mën a wax waaw boo présenté wu la nga ñu mën a wax tey ci ndaje mi xam naa ci Saly Escale. waaw salaamaaleykum man maa ngi tudd El Hadj Makhady Mbaye nekk maire de Saly Escale bon maa ngi nuyu presse bi yëpp presse su Matar Sarr presse su Daouda Seye presse su Rodio Nganda yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen dalal fii ci commune Saly Matar li nga wax ci waa Saly commune Saly li ma ciy wax lu ndaw rek la parce que lii man naalu ma ko woon sax nit ñi ñoo ma obligé pour ma def ko parce que ñëw naa semaine passée def réunion préparation jour bi mais ñoom ñoo ma obligé xale yi ñoo ma obligé ak jigéen ñi ne ma il faut ñu woote réunion comme ça ñu waxtaan parce que wax ji daa bari man nag man mënewu ma wax comme ni ko Serigne Mor waxee ak Ahmed Lamine Sall man mënewu ma wax jëf laa gën a mënee mais ñu ne ma nag c'est obligatoire ñu woote réunion bii dëggal sa candidature bi pour 2022 le 23 janvier loolu moo waral bés bi tey mais daf ma yéem parce que man dama waxoon réunion bu ndaw lay doon bon comme ñu seet responsable principal yi ñu indi leen pour ñu waxtaan mais gëw moo ne affaire bi dana toll nii parce que boo xoolee ci dépasse bi li ma prévoiroon dañ ko double parce que séntu moo ne nit ñi dana ñëwee nii parce que man woowu ma benn nit
amul kenn ku ma yëkk téléphone woo ko lu mooy dama wax ak ñoom ci semaine mercredi passé rek man dem sama yoon ñu wax ma ne ma da ngay prévoir 3 bases ak 416 ma jënd 4 sacs de riz mais dañ ko multiplier comme dépense bi fi ñu ko prévoiroon parce que man yaakaaru moo ne nit ñi jaral naa leen lii mu taw encore ñu takkaat ay sëriñ di traversé ndox mi di ñëw fii pour wuyu si ma loolu vraiment dafa daw yaram trop bon ben xaj na ñoom niñ ko waxee xëy na dafa leen am lu ma leen ji ñoom mais man gisuma ne dama leen ji dara dama leen dañ ma bëgg rek te yàlla tax loolu moo gis parce que man li ma gëm ak ànd koog nit ñi mooy nit bu fekkee dañ la fal ko da ngay nekk ci kanamu nit ñi nekk ci côté nit ñi parce que nit ñi jour jot nga yëkkati 500000 jox leen ko loolu gëmuñ ko li ñu gëm mooy dañu am jour yoo xam ne mooy wecci na 2 millions 3 millions parce que mooy bés nit ñett rek la am wér ak feebar ak faatu ak soxla ñeent yi la nit di dundee ñeent yooyu nag képp ku leen ci jàppale duñ la fàtte ba mukk te ñett yooyu dama ci taxaw guddi ak bëccëg bañ naa ko ba sama portable suuf tëjee rek minuit et quelque ma di ko branché mais sinon du ma ko tëj parce que dama jege askan bi te loolu lañ ma sant parce que nit ñi ñoo ma lebal teranga boo xam ne parce que ñun Saloum Saloum ñu ne bëgg dafa jafe soo xasee bëgg nit ñi bëggale la man bi may gañee fii ni 2014 nekk moon au pouvoir opposition laa ñëwoon dama nekkoon au pouvoir régime boobu dem beneen régime ñoom ñu jël liste bi jox ko keneen ma quitté foofu ñëwaat kere sama liste bopp gañe waat taux bu mag bu élevé laa gañe woon loolu nag nit ñi ji teranga boobu ñu jiwoon ma ci loolu laa ànd ak ñoom diina li ñu nekk lépp teranga boobu ñu ma jiwoon ci laay fay te ba ilaa yow mi din ma nekk maire ma ñàkk a nekk maire teranga boobu ci laa nekk di ko fay incha allah merci beaucoup. mu mel ni wax nañ ni yow am na lu bëri loo xam ne def nga ko tudd nañ ay forage ak suuf ndox courant yooyu bu fekkee am na loo xam ne tey buñ la falaatee jàpp nga ne war nga koo dëgg ma effectivement buñ ma falaatee li ñuy wax naan ku dee bàyyi mébét mais kuñ fal da nga bàyyi mébét da nga am mébét ku dee bàyyi mébét mais kuñ fal da nga bàyyi mébét da nga bëgg mébét parce que nii dañu am projet yoo xam ne dañ ko sumb parce que démb rek am na benn rakku chef de village boobu ko fekkee ñu ñëw fii pour war a goudronner Koungheul Barkédji ba Makaguy démb lañ fa ñëw pour mébét boobu dañ ko nëbboon mébét di ko waxaat ba ma sisir ci Mayacine mais suñ sisir ci Mansour Faye pour que goudron boobu ñu wax waa Assirut ñëwoon ko mu bañ a niil yàlla dogal na démb nag ñoom ñëw nañ bon beneen bi ci des dafa am ay villages yoo xam ne mocce saali bi 39 villages électriques mais am na 40 wala 30 nangam yoo xam ne amuñu courant muy côté Fass Kati Yomong Santhi Badiang Kër Samba Santhi Saali Kër Ba non Kokoto Ngara Kokoto Seet Kokoto Ndiba bon Santhi Saali Carangel Njabto Saali Taïba Njaañeen Musdalifa Médina Munawara ñooñu ñëpp amuñu courant te seexuloo te ñooñu dañu wax ak ministre bi mu wan ñu nañu incha allah dinañ ko électrifier dina am courant ci encore foofu dafa am problème mu piste ñu wax na ak Samba Ndiobène Ka bi mu fi ñëwee di visiter chantier yi ma dem ba bureau à Dakar limal ko jox ko dossier bi situation bi mu ne ma jox ma ko maire parce que yow da ngaa neex a dimbale parce que dem naa ci commune yëpp mais bi ma jaaree sa commune wax dëgg yàlla lépp lu ñu proposé danañ ci def li ñu man ak lu ñu mënul bon ba tax na léegi mébét boobu ñu ngi ko fas yéene yeggali piste boo xam ne day jógee Yomong dem ba Maqaama encore dëkk yi nga xam ne amuñ courant ñu fas parce que dafa am dëkk yu mag ak yu ndaw yoo xam ne kenn amu ci courant bon soo xoolee commune bi moitié bi moo am courant moitié bi amul courant mais léegi li tubaab di wax mi ngi en cours encore en même temps am na piste yoo xam ne encore dañ ko fi prévoir parce que fii nii ñu taxaw nii ak Nioro Thialène topographie ñëwoon nañ techniciens yi ñëwoon nañ mais problème mu corona bi moo taxoon mu arrêté mais ba léegi ñu ngi prévoir loolu pour def ko te loolu xajul diggante fii ak 2022 23 janvier bon li ñuy man rek mooy bu ñu yàlla mayaatee ñu naal boobu ñu fas ne ko yeggali. très bien li nga ma laaj noonu dama ci sawar parce que béykat boo ko suqee ci engrais yi am na gàllankoor naam président nañu yokkal engrais bi parce que ren engrais bi dafa am rëq-rëq tuuti mais li ko doon yokku nag parce que nit ñi xamuñu ko daana am na rëq-rëq ren waaye li ko yokku mooy dafa amoon ay coopérative yoo xam ne danañ ñëw ci gox bi yoo xam ne ay 1000 tonnes ay 1000 tonnes lañ naan indi te ren dara amu ci loolu moo gën a yokk engrais bi manqué gi gën a feeñ mais projet yooyu bu amoon engrais ak coopérative yooyu konoon engrais bi mën na fi ñàkk a doy mais ni mu mel nii ren dootu leen ko mel
bon li ñuy dégg rek mooy président dimbali ñu ci engrais bi bon déwén bu ñu ko fekkee ak jàmm parce que peut-être li ñuy wax ni moom mi ngi ci xelam parce que xam na ne lépp lu ñu yendoo wala lu ñu fanaanoo xam na ko kon loolu xam nañ ne bàyyi na ko xel. beneen bi mooy prix gerte bi li mu tontu woon daaw rek mooy chinois yi naan leen ñu nekk gerte gi moom bu nekk vente libre rek baykat bi moom du am problème. nañu dimbali rek mu nekk vente libre ku ko neex mu ñëw jënd ku neex mu jaay du am benn problème kon foofu moom day dimbale baykat mais nag baykat boo ko koñee nekkoon ci coopérative yi ngay jaay am ku ne ci tuuti mën a jënd 3 ans wala 285 da nga koy empêché ñu ngi koy ñaan président de la république moom daal ni mu ñu tontu woon daaw dafa doy ñëpp am na ku ko waxoon daaw mooy képp ku bëgg a jënd demal nga jënd du chinois du opérateur du keneen ku bëgg a jënd am xaalis demal nga jënd loolu moom bu ñu ko defalee rek ñun baykat yi macha allah. mais benn question ñu waat ci politique bi rek. gis nañ ne mbir mi da ngay déclaré seen candidature comme noonu la ko ñuy investir fii ci dëkk bi. le président de la République Macky Sall mën na moo yor kàddu gu mujj. nga nekk lu xam ne yaay maître sortant bi loolu tey ban message nga am pour moom askan bi xam ne ñoo bëgg nga nekk seen. non non loolu li ma man ma xar li may wax du ma dem ci réseaux sociaux yi du ma dem ci téléphone yi du ma dem ci rajo yi xam nga fu ma ne fexe ba téye baas bi parce que simple lu muy def rek mooy fexe ba téye baasam. téye base bi mooy nga fexe am jàmm ak nit ñi parce que politique fi ñu jëm nii du xaalis de xaalis tuuti la ci li ci am solo mooy nga am relation ak nit ñi démboo ko balaa tey mais du question ne da ngay am xaalis ñëw ci nit ñi parce que am na kuy ñëw ne dafa am xaalis day jënd nit ñi mais de ça ñëpp a ngi guux lex di xaar ci loolu parce que fii duñu ay xar ay bëy yu ñuy jënd comme il faut li ñu xam daal mooy nit ñi fas yéene nañu ànd ak ñoom ci candidat gi ñu wax di leen xaar ci suñu ko joxee liste bi ñu jàppale ñu. mais en tout cas daal bëgg nañ nekk candidat li Saloum Saloum bu dul fii di fële loolu Saloum Saloum wax mais bëgg nañ nekk candidat parce que nit ñi ñoo may obligé man moom ma sama bopp nit ñi ñoo ma moom fu ñu ne foofu la rek foofu la. ok fan la jigéen ñi gis nañ ci saal yi ay ñeenti xale yi ay problème yu amoon bu yoon am si ñoom yowaale mais yàlla def na mbir mi sotti na. ban message nga am ci askan bi parce que ci 23 xam nga wax naa loolu sa mercredi passé waxoon naa ko dama ne Makhari moom maire. xeexalu wutul du ànd ak kuy xeex du santaane xeex loolu du ma ko mës a def parce que famille bi yëpp benn lañ gannaaw famille benn la parce que problème bi mu amee daanaka ne man coono bi ma ci daj dama dem ba ñoom dañoo am kersa ci biir loolu lu ko war mooy nit dafa war a ànd ak xel ànd ak sago ànd ak tey am yar lépp lu la yar mayul ñàkk yar du la ko may loolu moom du la ko may mukk kon li may xiir xale yi mooy ñu ànd ak yar ak teggin jox nit ñi cër jox xale yi cër jox mag ñi cër jox jigéen ñi cër su ëllëgee ku yàlla ne kooku la kooku rek lay doon mais li may appel bi may lancé mooy ñu ànd ak yar ak teggin kee bëgg ku ne am na droit bëgg mais booy bëgg ko ci yar ak teggin ak dal man santaane wu ma histoire masuma ko def ba ma juddoo ba léegi nekk naa fi 2009 laa fi ne ba noonu jour la masuma yóbbu nit gendarmerie masuma ko nga ekki nit li may man bañ na ko ba dañ ne ma man un maire régulateur la su ñuy dem gendarmerie dañ may nëbbu mais su ma ko yëgee damay taal sama oto dem fekk leen fa woo ñaar ñi am problème génne leen ci biti dem na ko ba commandant bi yi fi jaar yëpp loolu la may tuddee un maire régulateur mooy parce que loolu moo am solo parce que boo nit ñi amul jàmm doo am jàmm un maire bu fekkee dafay am lu muy xeex wala kii àndoon ak man kii ànd ak man boo koy def doo maire doo kilifa du seete kilifa du boddaate kilifa du xajale man xajalewuma kenn pourtant ñi la doon xeex ak ñun am na ci ñoo xam ne tey su ma leen waxoon li ma leen defal ñi ma ànd ak man danañ ma ba billahi am na ñoo ne foofa su ma waxoon li ma leen defal ñi ànd ak man danañ ma ba mais kilifa noonu lay def kilifa da ngay jërale di muñ lante di muñal di santaane lu baax ci loolu lay santaane tey di ko santaane suba ñëpp sama njaboot lañ ña nekk fee ñee samay jarbaat lañ ñii samay rakk lañ ñii samay doom lañ kon li may digle rek mooy ñu dal ànd ak yar ak teggin ut ko ci kenn ku ne am nga droit bëgg waaye utal ci yar ak teggin ku yàlla jox nga am merci beaucoup. lii lañ doon jëlee leen fii ci salle Escale ci meeting d'investiture bi encore tamit ci présentation bilan bi xam ne le maire Makhari Mbaye danoon ko def mbir maa ngi noonu gis ngeen ko ñoom nag nee nañ par nañ pour falaat ko ànd ak moom gunge ko mu nekk seen candidat ci élection 23 janvier yi jërë ngeen jëf mbokk yi dox daje ci yeneen i commune ci yeneen investiture rek comme ni koy xibaar ba mbokk dafay jërë ngeen jëf.